zone libre bi tey ñoo ngi ko jagleel acteurs culturels yi précisément ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu musique fan yii yëpp gis nañu seenuk ñaxtu ak campagne bi nga xam ni tàmbali nañu ko surtout ci réseaux sociaux yi ci ñàkk nangu gi ñàkk nangu arrêté bi jóge ci gouvernement bi ngir ñu dakkal bépp manifester wala regroupement ñu ngi wàcc ab manifester ba noppi itam def nañu lettre ouverte jagleel ko président de la République loolee ñu bëri rafetlu wuñu ko ci le fait que seen liggéey yëpp daanaka dafa taxaw depuis que crise bi laal daanaka àddina yëpp on peut dire que Adja Binta que du ñoom rek ñooy impacté ñëpp impacté daanaka. ñun ñëpp a impacté même journaliste yi Pape Cheikh dañoo impacté ndax demande sociale bi dafa gën a bari. te salaire rek la ñu am mais nag yàlla jar na sant yàlla. Les musiciens comme ñoom nag ñoom ñooy nga xamante ni ñoom ñoo nekk au devant de la scène parce que ñoom ñoo war a organiser ñi nga xamante ni mooy sitting jeudi prochain. parce que dañu jàpp ne la woon mënatul ne ndax bi Covid bi ñëwee ci première fois bi ñëpp a ragaloon kenn xamul woon la maladie mënuñu ko woon situer ba taxoon ku nekk ñu ne la toogal sa kër nga accepté ko mais gis na lu mu jur malgré que génnee nañu beaucoup de milliards pour un plan de résilience économique te xamuñu sax fu xaalis bi jaar parce que bu jaaroon fekkoon normal jaaroon na fu mu waroon jaar kon bu beneen vague ñëwee ñi ñu jàppale woon nee nañ ñi ñu génnee milliards yi ñu génnee jàppale ko kon yaakaar nañ dinañ si mën a jàpp ba léegi mais ñooñu lu ñu wax ne jàppale nañ leen boo ci laajee ñu naan la ay 100 000 francs la ñu am ak ay 50 000 francs la ñu yor yu amit ci réew moo xamante ni c'est très difficile de joindre les deux bouts. Je pense que deuxième vague bi c'est venu avec force. dëgg la loo xamante il paraît que ku nekk am nañu jot am quand même 127 000. 127 000 Pape Cheikh ñaari fan sax mënuloo ko yore. rawatina une grande famille mënoo ci fay dara. donc je pense que deuxième vague bi ñëw na kenn niewul ne Covid 19 baaxul feebar bu bon la. impacté na le monde entier. économiquement parlant politiquement parlant et tout. mais décision yi ñu jëloon. première fois baaxul donc deuxième fois bu ñu war a jël ay décisions je pense que ça doit être de façon consensuelle dañu war a rencontrer tout le monde ñu toog waxtaan xam ne bu feebar bi bu la dalee yow Pape Cheikh baaxul ci yow bu dalee kii baaxul ci moom bu dalee keneen baaxul ci moom donc il faut ñu trouver des solutions yoo xamante ni day aboutir ci loo xamante ni mën nañu continuer liggéey bi parce que feebar boo xam ni xamoo kañ la fiy jóge parce que demoon nañu ba am 30 cas ñu ne jeex na. Le président nous a dit vivez avec le virus. On a vécu avec le virus. Et maintenant on nous parle de deuxième vague. Mais on nous parle de deuxième vague. Sur une semaine on a eu 400 cas. donc kooku xamuloon nag nga koy neutraliser. lu ci mën mooy ñu changer la stratégie communicationnelle. ba pare nag ñu toog wax ak ñëpp tous les acteurs. ak fa nga mën a nekk di liggéey. ñu ne leen nañ xool ku ci nekk boo defee lii mun cee gis sa bopp. defe naa loolu moo gën ñu jël des décisions unilatérales yoo xamante ne coow rek la fi nar a jur. parce que ça commence déjà avec les acteurs culturels. Même en France les acteurs culturels commencent aussi à dire que non dañuy génn ñoom tamit parce que mënuñu ko parce que ñoom tamit dañu impacté seen poche dañu yor seen famille yor seen ay soxla kenn mënatul dimbale kenn donc je pense que état bi balaa muy jëlati décision su yu mel nii na toog waxtaan ak ñëpp parce que ñëpp la concerné du malade du état maladie bi ñun ñëpp la ànd la concerné donc nañu waxtaan de façon consensuelle moo gën tey bu ñuy génnee suba ñu la génne day créer désordre te virus bi soxlawul désordre juste voilà ñoom musiciens yi dañu lëkkaloo ci coalition tuddee ko coalition des acteurs de la musique am na gëstu boo xamee ni Cheikh Diop defal nañu ko jàngoroy coronavirus tolluwaayam ci réew bu Sénégal saa su nekk lim doomi aadama yu koy am di gën di bari ba tax weneen ab dogal daal di tukkee ci jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biir réew mu xam ñu aaye bépp barab boo xamante ni dañ fay amal mbiri caada. imaginez artiste boo xamante ni dafa am ay spectacle di ko jouer nga xañ ko ca muy borom njaboot bari lu laxasu ci ginnaawam bootu ci ginnaawam boo ko xañee li teraangaam rek. mooy bëgg nga mu torox. noo nangu transport en commun yi gars yi di dànkaloo nga bañ musiciens yuy tëgg ci ay restaurant ku nekkat sa table sa chaise mu am espace ñoom ñu mën a def seen liggéey. bu fekkente ne mën ñu def lu xumb sax ñu mën a def loo xamante ni di nga mën a dem ci ay place yoo xamante ni
yu am classe amul jóg amul fecc amul dara ñu toog bégee ñu bégal suñu parce que ku ki nekk amul lu dul ñi la bëgg. ginnaaw ab taxaw seetlu boobaak léegi liñ ci ñàkk ci ay koppar bari na ndax activité yu bëri daal dinañ koy dakkal rawatina weeru décembre. ki nga xamante ni bii investir na des millions pour un événement. donc mën nga jàpp ne dañ ci ñam ñàkk ay milliards parce que en réalité mois la boo xamante ni bii seen mbir yëpp ci bëri ci lay doxee. avant bii nii sax bi njëkk a def. ku ci mel ni man amoon naa ci ay date yu bëri waroon naa ci dem Bordeaux waroon naa ci dem Amérique li ma ci perte nag ci Sénégal fii ci ay mariage yoo xam ne jëloon naa seeni avance ba pare xaw ma ni mu toll. bu ñu sukkandikoo ci ñoom ba tey ñu xam rek ne jot na ñu daal di pencoo mbir mu ni mel daal di koy waxtaanee. war nañu mën a waxtaan ak ñun balaa ñuy def yenn mesures yi. parce que ñii suñu liggéeyul bombe sociale ngeen di am ci Sénégal. ci ñooñee itam ñuy sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu dikkaat ci dogal yi nga xam ne daal dina koy jël. ñu ngi lay lancer appel comme citoyen di ñëpp li nga xamante ni rek ku fi mës a jaar rek defe nii rek ñaan nañ ko mooy nga bàyyi li nga xamante ni mooy mbirum artistes yi ñu liggéey. mën nañu nag respecter li nga xamante ni mooy barrières yi. ñi ngànk wàllu caada fii ci réew bu Sénégal bëgg amal ab ndaje ci fukki fan ak juróom-ñaar ngir fësal seen ak mer waaye tam bëgg ci gouvernement bi mu daal di teggi tànkam ci dogal wi mu jël. bu balaa duggee ci réew mi bu ñu joxee ndigal yi ñu takk masque yi nan leen ko def ci ni. ngërëm ñeel Cheikh Diop ci gëstu boobu la nga xamee ni def na ko jëmale ko ci ñooñee di ay acteurs culturels ñu ràññee leen ci wàllu musique fii ci Sénégal ñu mer ba futu nag ci dogal yi nga xamee ni moo jëm ci ñu tere leen tëgg ngir xeexu mbas mi Pape Djibril finalement li Adja Binta wax mën nañ cee d'accord nii finalement est-ce que par parloo après du am. képp kuy impacté rek jóg kaas. effectivement ñëpp dafay am ñoo xamante ni xëy na am nañ possibilité wax. am ñoo xamante ni amuñu possibilité wax. mais li nga xamante ni moom moo évident mooy que ne ci gestion mbas bi dafa am loo xam daf ci feeñ. te sunu habitude la. bokk na ci pilotage à vue mais bokk na ci surtout ñu bañ a saisir opportunité bi parce que pour man c'était aussi le moment ñu repenser secteur yu bari mais tey surtout ñu repenser le secteur le monde de la culture reformuler sax xëy na le ministère de la culture ba nga xamante ni dina mën a recenser ñi nga xamante ni ñëpp ñoom ñooy ay acteurs culturels parce que acteur culturel ça va au-delà de li nga xamante ni li ñu gis nii parce que par exemple tey mën nga wax ñi nga xam ñoo nekk dans le monde du théâtre ñi nga xamante ni tey ji ñoom ñooy nekk ci aspect religieux bi ñoom ñëpp daf leen di englober est-ce que ñooñu ñëpp nekk dans ce secteur là te mu bëri informel trop nag est-ce que ñooñu tey am nañ interlocuteur ci ministre de la culture bi nga xamante ni moom moo fi nekk wala yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk donc je pense que une opportunité la boo xamante ni saisiruñ ko niñ ko waroon saisir ba nga xamante ni ñoom dinañ am interlocuteur parce que tey ñoom ñu ci bëri ñoo ngi naqarlu parce que décision bi dafa jóg dal ci seen kaw est-ce que dalal nañ seen ministre bi nga xamante ni moom moo leen njaboote est-ce que ministre bi leen njaboote xam na leen xàmme leen ràññee leen xam kenn ku ci nekk ci lan nga yëngu est-ce que jéem nañoo def cet exercice qui est très simple mais qui est obligatoire aujourd'hui simple et complexe à la fois mooy xool nature impact bi lan la ñu impacté nan la impact bi toll ban xeetu impact la ba nga xamante ni booy def di nga def une réponse efficace et durable mais leneen li mooy on parle de relance économique et sociale mais loolu foog nga jël ñoom en compte seen apport dans le cadre mais doo jël apport rek daal di xam nga ñun dafa am loo xam dañ ko jëlee ci colon yi mooy daanaka ci sunu attitude souvent yi autorités yi am dañuy infantiliser les masses dafa mel ni day mel ni xale boo xamante ni xamul dara yow yaa koy xalaatal sax la nga xamante ni moom la yittewoo di ko def au quotidien da nga leen di woo déglu leen am nga opportunité crise début de solution la ñu ne la kat ñun lii la ñu dund lii lañ daan dund nga daal di saisir opportunité bi xool nous sommes dans ci benn kii de relance nga xool nan ngay jëlee seen xel dans le cadre de la réflexion stratégique ba ci la mise en œuvre pour ñu régler ko définitivement parce que le monde de la culture ñu wax ko ñu bañ ko wax souvent les gens ils vivent pas ils vivotent ils vivent difficilement ba noppi Macoumba ñoom dañu foog ni peut-être dañu leen stigmatiser par rapport ak feebar bi. position bu méttee la état bi nekk jamono ji parce que genre décision yi mooy genre décision yoo xam ne kenn bëggul jànkoonte ak ñoom. mais lii nag lu homme d'état di jariñ parce que amul fenn fu baax. soit
nga bàyyi ñëpp ñu sa mbaxloo mu nekk un état laxiste boo xamante ne nii day seetaan nit ñi ñu defee ni ko neex soit nga am foo tàmbalee ña nga tàmbalee di yuuxu mooy waa musique bi ak waa sport bi xam nga jaraaf dégg naa ñu ni dem nañ fa daal di tas seeni entraînement te kilifa léeg-léeg day xam loo xamante ne nii yow miy toog di wax doo ko xam yaakaar ji gën a rëy ngir jàngoro ji dellu ginnaaw fi mu ne nii mooy ñàkk wi te ñàkk wi boo moytuwul ñun fii ki weer yu bëree bëri duñ ci jot ndax man tey gis naa xibaar yoo xamante ne nii tiital na ma lool ci wàllu ñàkk bi may xool fu ñu ci toll ak Afrique nu muy def ba jot ci ak yu mel noonu ma ni jombul sax peut-être que comme xam nañ ni ñàkk wi du gaaw a ñëw peut-être boo ñu jéem a góorgóorlu ci suñ biir rek ndax ñun ci pays sous-développé yi lañ bokk yi nga xam ni dañoo aju ci OMS aju ci COVAX moom moo ñu war a baaxee ñàkk yi maanaam ñaari ñàkk yi njëkk a génne nii nga xam ni mooy Moderna ak Pfizer BioNTech ñun duñ ci am ñun ki ñu yaakaar ni moom la ñu war a mën a am ñàkkam moom pareegul bu paree kañ lañ koy seet kañ lañ koy homologué kañ la ñuy wax kañ la ñuy am xaalis bu doy ba mën a jënd ñàkk yi loolu yëpp nag bu fi nekkul foog ñu waaj ci suñu biir ñun xool nan la ñuy def ba ut ay solution yoo xamante ne nii solution yu mën a dëppoo ak te foog nga tàmbalee wàññi boo gis foog nga tàmbalee ci benn ñi mu dal métti na ci ñoom am na ñeneen ñoo xamante ne nii ci ñoom la jëm après mais dundoon nañ virus bi gis nañ ni mu biimee réew mi moo tax nag ñu bañ a delluwaat ci yegg ci yenn cas yu bëri yi nga xam ne nag buñ ci àggaatee maara day am si te président de la république wax na loo xam ne ñëpp d'accord nañ ci mooy deuxième vague ñun attanuñ ko ndax yoraatuñ yeneen milliards yoo xam yeneen 1000 milliards yoo xamante ne ni dafa takka tege nga xam ne da nga koy jël pour dugal ko jàppale ko ci nit ñi mais ñee itam ku am yërmande yërëm leen ndax yoruñu lu dul seenub liggéey ci la ñuy suturlu booy xool décision yi ni ñu ko jëlee léeg-léeg duñ ñàkk nga nemmee ko ci ay benn incohérence yu ci am dégg naa sax ñuy dem ba yegg ci ni yéen a ngi nii di ubbi jumaa yeeg jàkka yi nit ñi di julli ba pare ngeen bëgg a tëj mais yooyu comparaison je pense que am na feneen fu ñu mën a yem fu àggut foofu mais wàññi boo gis ci benn lay commencé te faw am yoo xamante ni nii day dakk pour nit ñi xam gravité wu jàngoro ji fi mu toll mais je pense que war nañ mën a waxtaan ba seet ñoom itam bu fekkee ni mën nañoo def takk masque yi def geste barrière yi ba ni ko nit ñi di defee ci yeneen espace yi mën nañ ko ci lu wér ñu seet nu ñuy def ba bàyyi leen ñoom itam ñu liggéey waaye du décision boo xam ne yomb na wala mu yomb a jël. mu ngoog kilifa yëpp jóg nañu ku mel ni Youssou Ndour Cheikh waxtaan ak ki nga xam ne ni mooy ministre de l'intérieur am na